ma wax yéen ak fu ma jëm yéen ak ñi ma bëgg ñan la ni ma mel yéen a ko waral daal ci Sénégal dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal te ci junne jësin dëggal ma bësin bëgg naa leen ni ngeen di béggee noonu lay béggee ni ngeen di solo noonu lay solo yéen fi ngeen dëkk foofu laa dëkkee bëgg naa leen ni ngeen ko bëggee noonu lay demee fa ngeen may seen tuuma foofu lay jubal di ko jubant bëgg naa leen ni képp ku sew mu ma gën a wax ju sew ni képp ku sew mu ma gën a wax ju sew ah képp ku sew dafay dundal bëgg naa leen wo ma way man yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal lu ma wax yéen ak fu ma jëm yéen ak ñi ma bëgg ñan lañ ni ma mel yéen a ko waral daal ci Sénégal mooy dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal ak junjun ya jësin ne dëggal ma bësin kon junjun ya jësin gunge ma bësin bëgg naa leen fu ngeen ko def fii Youssouf fa leen def fii moo leen di bégal moo leen di wayal moo leen di waxal su na xaree mu taxaw hey koko Youssou Ndour Youssou wayal ma way waxal ak Sénégal maa jigéen waxal yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal lu ma wax yéen a fu ma jëm yéen a ñi ma bëgg ñan lañ ni ma mel yéen a ko waral daal ci Sénégal ak dëkku Gaynde Njaay du mooy sunu gaal junjun ja jësin dëggal ma bësin ak junjun ja jësin ne dëggal ma bësin junjun ja jësin dëggal ma bësin bëgg naa leen foo def Sénégal fii Sénégal fu ngeen def Youssou Ndour fii ki nga bëgg mu bëgg la foo ko def fii si biir xol bi fii laa ko def réew mi ka neex ay seen mindi njaago bekaay fii rek la ni ngeen di béggee noonu lay béggee ni ngeen di solo noonu lay solo fii ngeen dëkk foofu laa dëkkee bëgg naa leen nan leen ko jow gal gi jëm ca kanam bu ki tin silimal réew mi ñu sooxal Youssou téel mu dëgër ndax ñu pëtee mu tee ma tee ñu tee noo kat
prenez place s'il vous plaît. aywa mbokk Kignanbour yéen lañu seet tey. salaamaaleykum suñu mbokki téléspectateurs yi ñu ngi fii ci Kignanbour 2 ànd ak la grande coalition mooy coalition bi nga xamante ne le directeur Mamadou Faye directeur général Petrosen moo ko jiite ñu ñëw fii ànd ak Moussa Ciss ñëw nemmeeku Moussa Ciss ak militant bi fii ci Kignanbour 2 meeting lañ fi am mais avant meeting bi dañu def benn tournée bu mag wër dëkk bi saafonteeg militants yi saafonteeg imam yi ak chef de village yi ñu soog a dem Kër Moussa Ciss bu ñu àggee Kër Moussa Ciss nag fa la méga meeting bi di amee mais fu mu toll nii ñu ngi soog a commencé tournée bi nii ñu doore ko fii ci gox bi ñu naan Bundun war fi seet si imam Ratim di imam Pouy bu ñu fi jógee dinañ def touru ville comme ni ñu ko waxee ci publicité bi dinañ dem Cantine Assane bu ñu jógee foofu dem Sange bu ñu jógee foofu dem Biloré jaare foofu Bundun ñibbi si Kër Moussa Ciss xaar foofu meeting bi ay aux environs de 18h kon nag si kanam ñu continuer dérouler programme bi merci beaucoup. am solo au niveau de la coalition ànd wallu suñu gox depuis booba léegi nag ñu ngi def ay tournées dans les villages bi ñu paree ci zone Dior commencé nañu zone Safi boobu ba tey ñu ngi liggéey bu am solo mais tey jii dañoo ñëw seetse suñuy mbokk suñuy xarit ki nga xamante ne bi directeur général jógee dafa ne ko duma des gannaaw dinaa ñëw jàpp ci liggéey bi bu baax a baax muy le grand monsieur ànd ak yéen ci liggéey bi. donc mu nekk liggéey bu am solo boo xamante ne depuis booba léegi ñu ngi koy def ñu bës ne koo continuer nii ba keraa ñuy sóobu ci campagne bi rien que rek pour élire le directeur général de Petrosen maire de la commune de Sindia au soir du 23 janvier 2022. donc ci noonu ni ma leen ko waxee ci nemmeeku la ñu nekk tey dañoo ñëw pour waxtaan ak yéen présenter leen candidat bi ak programme bi ni nga xamee ne noonu la bëgg a andee ay changements au niveau de la commune de Sindia. mais balaa ñuy sori dañoo bëggoon def waxtaan bu ndaw mais ci waxtaan boobu comme ni ñu koy defee fépp ñu dem rek bu ñu demee dinañ jox kàddu gi jeunes yi suñu paree ci jeunes yi dinañ dem ci jigéen ñi suñu paree nag jox ci nga xamante ne ñoom ñooy responsable yi nekk fii ci dëkk bi. ci noonu la ñuy jël kàddu gi jox ko ki nga xamante ne moom mooy la future conseillère madame Ndeye Fatou Ciss au nom des femmes de Kignanbour 2 mi nga xamante ne moom mooy taxawu Moussa Ciss. asalaamaaleykum wa rahmatullah sama mbokk jullit yi maa leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara di leen jox seen baaxul la di leen jox seen wàccuwaay ñu leen di remercier bu baax a baax ci seen teewaay kontaan nañu bu baax a baax ñun waa Kignanbour rawatina surtout gox bii tamit may remercier nag sama papa Moussa li ma booleeg papa Moussa mooy sama papa dañoo nekkoon Tambacounda 6 ans ñuy liggéey ñu jàppante fa ba yàlla def ma ñëw sëy si fii mu def ma comme doom yu juddu lu muy def dina ma wax lu mu xew la dina ma yëgal ma koy sant bu baax nag di sant suñu imam raata bi ñoo bokk kër nekk ku lewet ku laabiir ku disponible tamit ñu ngi koy may gërëm nag suñu jigéen ñii tamit ak suñu jeunes yi ñun amuñu dara lu dul suñu jigéen yi ak suñu jeunes yi ndax jeunes yi suba ñoom ñooy suñu futur may jaajëfal nag Mamadou Faye mooy suñu leader mooy suñu maire du ma ne candidat la suñu maire la dañoo jóg kese ngir gunge ko ñu ngi ñaan ci yàlla nag ñu tàmbale ci bismillahi rahmaani rahim ñu engali ci alhamdulilahi rabbil alamin ba le 23 janvier yàlla def ko ci bopp maire bi yàlla mën na ko may wax rek ne ñun jigéen ñi fii waa ñu xaar ñu dugal la
imam may wax ne ñun jigéen ñi fii ñun dañoo sonn ñun dañoo sonn trop rawatina zone bu enclavé bu mel ni Kignaabour de fii suñu bëggee wallu kese dañuy daw ba Sindia bu nekkee 2 kilo dugub ngay wallu di nga fay 500 francs door koo wallu loolu metti na trop ñun tam bëgg nañu ay investissement ci suñu jigéen ñi secteur informel baa ngi fi mais amul benn jigéen boo xamante ne moo ngi fi ci biir gox bi ne def na formation boo xamante ne dina ci mën a suturlu njabootam ku nekk xam na ne panier ménagère dafa cher ñun sonn nañu trop bëgg nañ daal maire bés bu yéegee mu financé ñu mën a liggéey ñun espagnol bi la ñu am fii mango xam nañu liggéey mango dafa metti liggéeyu góor la mais jigéen ñi dañuy bàyyi seen yitte yëpp nekk ci tool yi ba 5 heures bu ñu ñëwee dañuy tëdd duñu tal dara metti na trop toolu naar baa ngi nii 7 heures la ñuy xëy 7 heures du matin jusqu'au 7 heures du soir ngeen xam ne loolu metti na loolu buñ ko amoon ci suñu gox bi duñu sonn vraiment jeunes yi tamit am na ñoo xam ne jàng nañu ba am bac amuñu formation amuñu dara ñuy ñaan nag monsieur le maire bés boo yéegee nga gestu suñu ndaw yi ndax sonn nañu trop am nañu def formation ba pare waaye amuñu sax liggéey loolu tam metti na trop waaw ñun waa gox bi maa ngi leen di ñaan ngeen jàppale monsieur le maire Mamadou Faye ndaxte moom moo ñuy fajal suñu góom bi dañ na pesum kanam borom moo koy fajal boppam kon suñu carte yi nañu xool fuñ koy dugal bu ñu asaaloo suñu carte yi te ñu moytu nag loxo ci poos moom day yàq ku ñu jox xaalis bu ñu ko jël ndaxte loolu daf ñuy yàqal ñun ku ñuy liggéeyal la ñu bëgg kuy liggéey dëkk bi ne ñun sonn na yoon gis ngeen dëkk bi nu mu mel marché sax amu ko marché kese boo bëggee jënd salade jigéen ñaa ngi nii dangay daw ba Sindia paas 500 francs door a ñëw jënd sa takku salaatu 200 wala 500 kon loolu metti na waaw ma leen di remercier yéen ñëpp nag di leen jaajëfal di leen tadagal di leen wax ne dëkk baa ngi nii voilà merci beaucoup loolu laa amoon pour li may wax. dañoo am habitude bu rafet bu mag ñëwee imam wala chef de village dañ koy wormaal te fu ñu dem coalition bi day dem def tête-à-tête ziar nemmaku imam beeg chef de village ba pare ñu doog a ñëw dugg ci waxtaan bi mais bi ñuy commencé dañu leen woo ñu nekk ne imam dafa nekk ci ay yitte ñu ne woon rek ñoo leen ñu tàmbali en attendant ñoom ñu dem gese ak imam ziarante ak moom waxtaan ak moom un peu sur le programme du candidat bi nga xamante ne moom moo ñu tax a jóg tey donc loolu moom mooy yitte bi donc suñu jógee ci imam rek dañuy dellu sa waat ñu continuer waat waxtaan wi mu nekk loo nga xamante ne lu am solo lay doon donc tey ji suñu journée bi yëpp incha allahu rabbi fii ci Kignaabour 2 lay doon délégation bi nga xamante ne nag moom moo ñëw ànd ak ñun tey délégation bi nga xamante ne moom moo ànd ak ñun tey nekk na une forte délégation composée de pratiquement de toute la jeunesse de la coalition ànd wallu suñu gox jeunesse bi daal ñëw tey ba fu ñu jógee rek jeunesse bi jóg ànd ak ñun jàkkaarloo moom mooy tane day rate quoi bu ñu amee occasion am jataay yu mel ni dañuy profito gën leen a xamal ñun ki nga xamante ne moom la ñu àndal moom mooy kan fan la bëgg a jóobee commune Sindia lan la leen bëgg a àndil lu bees loo xamante ne amu fi woon moo gën a nekk loo xam ne noflaayu population bi lay doon donc si loolu ñu mën nañu continuer ñu waxtaan en attendant ñoom kilifa yi jóge fële si imam bu ñu ñëwee rek il est en train de faire des réglages. Merci beaucoup le grand secrétaire général Souleymane bi Kignaabour dafuk mi kañi ɗum tiksina kañici ɗum tego Ibrahima Sène gen Kignaabour may jeeme wonna ɗum saafi pour jemnu expliquer walla présenter candidat nif ina hane ayi ɓo hunnade a tegu sa Mamadou Faye ngeen baal ma tuuti dama bëgg ma expliquer leen ñu gën a comprendre donc ɓo hunna DG Mamadou Faye a genda gueeraw
anika commune King commune Sindia Mamadou Faye wetade kuru a wone a hay pour a wallu si commune Sindia ndaxte Sindia o tolu ndiki fina hane waɗin tolof te o jettuɗi rek ɗa gamine ɓo moytuɗiɗe woy suuhe Mamadou Faye ɗo wini ɗe ay directeur général in Petrosen ko tumba pétrolif ina ngane waɗna weñeng Sénégal waɗna eñeng Sénégal wongul hon yahcinde a wone nak inen heɗi topenandi il faut kon jeema rusin commune Sindia waɗne Sindia ɗigi ɓo tollu ndi vraiment o miski trop ndax département ni Mbour wo 16 communes te Sindia fu kindaɗa wat ɓay ndaare woni ke ina hana wo subkiɗiɗe trop a wona donc ay jeemeɓe yahinde inci pour que au moins a jeem relevé défini ñamine weerune fu ɓay Sénégal commune cif ina ngane ceɗum développé Sénégal ceɗin département ni Mbour woni ka Sandiara woni ka Malicounda Sandiara fu ɓayalan kistiyatu sinning finori o ɓa hen commune ci ham ngane ceɗum pauvre Sénégal mais ɓa hay heɓa takkusa ɓa wone avenir ɓa ɓayɗa compromettre ɓa ɓaye intingɓa tout ɓa jeɓalace benna kilifa aɗin ko DG donc pour a hay a relevé défini woti Sandiara wot commune ɓay peeng Sénégal fupul ndemno aussi Malicounda wedding sero ɓo ndi ɓoyi dirigé wa anika DG donc Malicounda wat deuxième Sénégal poring ndayan ɗuynine wedding sero ɓo te mañaɗi way commencé liggéey ini ub junni xey ceɗinga te jeunesse Sindia ɓa formé uɗiɗa ina lay ɓomin ce ñak fumara ko woti tufung Sindia ɗa ini hamnane ɓenna liggéeyen eau minéral kiren ɓa pulahoɗi ɗo Sindia ɓumna pulahe Dakar ɓumna pulahe Mbour woni ki ina fane wo miski trop Kour Safi te pourtant Kour Safi waraki kuɓuci am gane ɓa taggatuɗa ɓa wari min liggéey domaine em fu marak ima cimenterie du Sahel ɓoccina liggéey nga fu ɓay personnel ing ɓa pulahoɗi Sindia ɓumna pulahe Dakar ɓumna pulahe Mbour alors wiyata ɓo mindiɓa inci donc woni ko questionnement DG nak a wonen hay pour relever incem par ce que kuɓucin Kour Safi ɓo wara formé u poporif ina ngane waɗno ina men ndayan wi casang ɓo fus fu marak ƴesɗa raki ɓoyi ɓa hamnane ɓi formé de te ɓa waɗi ɗe aide commune Ngies ani ko DG Mamadou Ndion fu marak Popenguine ɓet ɓi préparé keɗa raki ɓoyinga ay ɓa waɗ aide commune ani que le directeur général Charles VI donc Popenguine na Ƴes ɗiki hamnane ɓe ɓa waɗ tufuk to avantage hamnane ceɗna pulen commune Sindia porina hayendi ɓo fehet po ɓoɓi nin commune Sindia casang ɓo fus inen nak watta DG kuru a wonen hay nak pour hay gone askanin Sindia donc ɓoɓi kimeɗa ɗu sang bet cartaji ndaxte candidat ci callayi te fino wupon layɗa nga arrangé Thierno Diagne par ce que ɓo haɓiɗinite ko vote utile ɗa ay hay se a ɓof ndi te 5 ans cina haye ca hay miske ngabo torop déjà 7 ans ci rek ca enfer marqué usine karndi ning ndi sero ɓo ndi karo han ser woti kuɓuci mona liggéey nga ɓa liggéey 13 heures de temps ƴarnaf ɓara ngaɗa assisi kas par ce que liggéey o musique te waraɗi kofor ɓona liggéey ci hamnane ca liggéey journalier fu wacce ɗaf eɗu temet ka hay ɓi kahna seke ngaɗa fu minɗi sah secourir ha fou pourtant wiwa haye ndi a minen haaɓi ina tegu jelbu jek a formé kuɓucin commune Sindia po usine ina tufke ndi warak ay technicien ɓa min monté ɓanin poste de responsabilité ci manam administration ni ɓa min servir Kourcimba ɓa min servir aussi commune Sindia mais karat nga woti ɗumin si hot kuɓucin Kour Safi nga ɓo ci pulo nga abina pulo he le Fouladou ay Casamance ɓene liggéey usine karni te pourtant wonik yohontimbo ɗiki wonik yohontimbi Kour Safi mais ɓimi Kour Safi min ndi jarñunga donc in cemtani kay in cikkina hangane ɓo sangat 5 ans cina haye ci vraiment ce min ɓo dal DG Mamadou Faye in tahde kurgu wonne
a hayda a wone ini xam naa ne mere min kur sabi a wara tum titre foncier bo naning ne fraken jafe-jafe mere min da yaabe hayo baye ba dokinda wa yaf ina nak ini fot habit nga ning ne fot habit maraîchage da ay appareil pour abenda fu habit maraîchage ning ne nak fo habit ina virus da a bet ba pare pour ba accompagner dam baydi rakise yon jambour ba hay ba pokorti wo ngada ba habit ini nebba DG woni ine mo re parce que a hay pour a dimbali bobi mais a haydi pour a jarni ko bobi donc ine wali ne du fat hel nga donc DG Mamadou Faye fu marakda ika nik te woni ko Petrosen comme coming wa mati budget ni Sénégal kanak rak entreprise fin cha tindo he ca tegu sa caraka ay RSE na fu kera da wa responsabilité sociétale d'entreprise manam entreprise woni localité da wor min na jaflante na bopci entreprise lay ba habde di ca parce que ba sek population ni a woni RSE nem rek pratiquement wa 200 millions mais rara partenaire ci tufuk na ay milliards bo wone ne bo nak da baydu commune Sindia rek bo hayna koporem bo minda ambo comme ça ambo bi Sindia fu min tagat bi ci ba min rak métier fu min tagat commerce ba min rak métier donc fu min investir commune Sindia o min ka fiki ine mo tax de hay mais a haydi ne ay dole les postes a haydi ne ay batke kopor parce que dika nik hayna peut-être ligi a tollu amini bay hafce donc ne bende da asam rus ngalani donc ini tax de hay wonne a wallu si encore une fois population ni Sindia wata abaya coalition ni de atega anda wallu suñu go te coalition ne fu marakada kubutin kursafi beri bien représenté Moussa 6 ay ndoji bi Laman Souleymane 6 beri ndoji te bi Ibrahima Seck bi xamna ne be nikendi légui baba coalition ni finane kiñabu dafu baraki kubuti xamna ne ba tukki tem pour ba min jëflante ina xamna ne na so hen domaine kiña dafu pour ba nikida fiki donc bo bedina kimedu encore une fois du sang bet kartaci parce que du bet rek da 5 ans ci na haye ciani ki inam nane ciani ke jafe jafe ngabu te kurki wo tolu diki wor min développer wu donc bo bi kimedu du encore une fois pour wasang hout donc du le soir du 23 du ba histoire wonne DG Mamadou Faye wonne ko no yonentane ay gagner élection ci donc a gagner élection ci da bo wadi ne kiñabu da fu vraiment ba victoire parce que ken ñandandi a hay a laɓundi te a gagné Sindia da nda kuɓu cingnu ning ndi ɓa njove njof ɓakat Sindia da te ɓayɗirake benn bat ndam ɓa narra wo ngara jaɓine wene ɗeka dari ini faye parce que laɓu kurdu woni ka ay person commune da ɓarake ɗi cer donc ambo hat ɓa ambo ɓo wonne ɗo ɓa kartaci ɓe DG Mamadou Jonti a faluk woni jirñing kiñaɗa fu woni jirñing aussi domaine Sindia donc ɓona koye meɗo inem donc samay waa délégation ngeen jégal ma dama doon wax ci langue séeréer pour mieux expliquer famille ki nga xam ne mooy suñu candidat ak li nga xam ne mooy programme am donc yaakaar na sans plus tarder monsieur le modérateur Souleymane nekkoon na loo xam ne bëggoon naa ko fi yëkkati te fii tamit mu nekk sama diwaan parce que maa ngi gis sama élève moo ma recevoir léegi accueillir ma te ma am mbégte tamit yaayam moo doon wax fi sànq mooy ku ñu investir kon fii sama diwaan la sama kër la donc maa ngi wax yaakaar naa fi ma war a waxee jeunes Kignaabour 2 tamit nekk samay xarit ñuy jëflante ci lu bëri donc encore une fois chère jeunesse je vous tends la main ngeen xam ne dañoo toll fu ñu war a mën a jàppale suñu zone parce que il est temps te dama bëgg ñu bokk ci ñi nga xam ne on va écrire l'histoire de demain je vous remercie. asalaamaaleykum waa Kignaabour tey seen buur ñëw na de man maay seen buur vraiment wax dëgg yàlla sama xol dafa tooy xepp te lu tooy moom dañ koy weer ba mu wow comme ñu tooyalaat ko ñun moom fii sans stress almaxtum ziar naa la bu baax a baax man buñ ma tuddee Kignaabour rek sama xol day sedd damay ñëw ci histoire bu ñu ne Agen ak Jamoñ dafa am ñaari histoire
dañu ne Aguène ak Diamogne dañu nekk ay yaay ji seex ñu nekkoon ñi nga xamante ne kenn mënu leen séparer histoire séeréer ak joolaa laa leen di indil. ñii ne nañ dañ nekkoon ci benn gaal bi dagg ci digg kii yóbbu doom kii yóbbu doom kële. ñii nee nañu dañu nekkoon ci àll ba mu am gaynde bu ñëw ñii di daw kii daw yóbbu doom kii daw yóbbu joolaa bi yóbbu doomu séeréer bi yóbbu doomu joolaa bi histoire laa leen di wax de mu doon li nga xamante ne daf ñu relier tey boo ñëwee Kignanbour nga dem en Casamance bu ñu tàkkee say bët nga dem en Casamance boo moytul Kignanbour ngay yaakaar ni fa nga nekk ndax nu ñu dëkkee alors sama diggante ak yéen dafa yàgg du tey ci biir loolu comme ni ko Jules waxee wax dëgg yàlla Jules maa ngi koy xam ci coordination jeunesse mooy zone 6 ak monsieur Sène mi fi doon wax sànq mu doon li nga xamante ne boo nee jeunesse rek loolu mooy tax ba ñu tudd jeunesse ci biir jeunesse boobu nag maa ngi wax ci tuuru jeune 19 villages ak 3 hameaux yi commune Sindia yëpp mooy zone Safène zone Dior ak zone Lébou suñu délégation nag man maay coordonnateur des jeunes Ami Seck moo ngi nii dëkk Guéréo moom mooy trésorière bi Laman Ciss sama séeréer bu mag bi dëkk Soroxasab donc sama jigéen yaa ngi nii ñoom Jana bu ma limee juum ñuy jógee Sindia ñuy jógee Tentoubab ñuy jógee fépp ci commune Sindia alors tey ñun bu ñu ñëwee ñun dañuy wax ni programme mu DG dafa am ñeneen ñu koy bàyyal parce que ñii wax nañ ko ba pare ñun li ñuy wax mooy lan moo ñu indi ci politique depuis 2009 laa am association bu ñu tuddee Mbaalo Ourson mu nekk dans la commune de Sindia on fait partie des gens yi nga xamante ñoo fi njëkk a créer groupe de ballet ñoo fi njëkk a créer école de football dans la commune de Sindia partenaires yi fi nekk te ñu doon partenaires yu baax du ñu ko partenaire yu commune Sindia de partenaires yooyu suñu association ñoo leen fi indi dans la commune de Sindia seen hôpital yi li ñu fa nekk muy lal muy lépp li nga xamante ne ci hôpital la ñu nekk jeunes yooyu ñoo ko fi indi mais tey ñun suñu commune lan la def jeunes yooyu il faut que ngeen ñëw ranger wu suñu ginnaaw pour ngeen mën a feeñ bu dul loolu du ngeen feeñ alors ñun jeunesse boobu loolu moo tax ñu taxaw ne suñu avenir ñun ñooy wax ban genre Sindia lay doon ñun jeunes yi nga xamante ne ñoo nekk dans la commune de Sindia ñun ñooy wax Sindia ban genre Sindia la ñu soxla léegi parce que dootuñu ko bàyyi ci kenn muy def lu ko neex ci commune Sindia ñuy seetaan ci loolu la ñu toog ku ci nekk xalaat mu ñu dëkk Ngiriñ ñu dëkk Sindia ñu dëkk Guéréo ñu dëkk Soroxasab ñu dëkk Kignanbour ñu dëkk Ndiob ñu dëkk Babel ñu dëkk Tentoubab Kër Masuka Kër Songo boo limee da ngay juum mais tey jeunes yi yëpp dañoo jàpp ni fenn rek la ñu mën a dem ñu nekk fa à l'aise nekk fa ci li nga xamante ne moom la ñu yàgg xalaat mooy ci ginnaaw DG Mamadou Faye le directeur du Petrosen parce que xam ngeen lan moo tax tey jeunes yi fi nekk man maa ci gën a ñàkk mën a wax projet wu DG Mamadou Faye jeunes yaa ngoog ñoom Almatouma ngoog ñoom Souleymane ñoom Thier a ngi fii sama frère vraiment Thiandoum ñu ngi leen di remercier bu baax dëmb ci Kignanbour 1 def ngeen fa liggéey bu am solo donc di leen xamal ne ñun suñu jeunesse bi ñun ñëpp benn la ñuy def nous sommes tous coordonnateurs te loolu lan moo ñu ko may yenn saay dañuy nekk suñu biir xol yi jóg mais bu ñu xoolee ci DG dañuy xam ne wax dëgg yàlla dañu war a delloo siwaat suñu xel parce que c'est un homme sage bu ñu demee keroog maa ngi koy wax bu ñu demee comment dire Babel dañu nekk di wax benn xale ñëw suñu biir téye ci loxo DG wammat ko parce que am na benn paa bu ko woo xale bu ndaw téye ci loxoom wammat ko yóbbu ko tey demal à la commune de Sindia
le maire Thierno Diagne bu lay recevoir day téye sa loxo dox ak yow ba fale sànni la dox ak kële ba fale sànni la dox ak kële ba fale nii ak nii noonu lay demee mais on est dans quelle mairie ñun nag duñu wax ci benn candidat on n'a qu'un seul candidat mooy le maire Mamadou Faye te am nañu yaakaar ni jeunesse su Sindia ñëpp seen xalaat ak seen xol moo ngi ci DG Mamadou Faye parce que képp ku ko gis képp ku ko xool képp ku dëgg ay mbiram képp ku xool internet dama koy wax ci lu gën a base képp ku gestu ci internet nga xool ci Mamadou Faye di nga xam ne kii boroom xam-xam la te Sindia soxlawul kuy wut xaalis Sindia ku koy jàppale la soxla Sindia mënut a doon commune bi nga xamante ne moom moo gën a positionné en Afrique laa la wax Afrique fii ba mu jeex Sindia mooy carrefour bi nga xamante ne moo gën a positionné mooy carrefour bi nga xamante ne moo ëpp koom-koom ci Sénégal ci Afrique ci bitim réew Sindia mooy carrefour bu gën a pauvre ci monde bi pauvre psychologiquement pauvre même intellectuellement pauvre ci nitum Sindia parce que yenn saa nit day jóge feneen ñëw Sindia boo dëggee muy wax dalay naan man Sindia bi ma doon dëgg ak Sindia bii du benn ñun gàcce la ci ñun monsieur Sène a ngi nii Ibrahima Sène ñoo nekkoon dans le département ñoo doon ànd fu ne mais bu ñu duggee de tuddee Sindia ñun dañuy dugal suñu bopp yi ci suuf parce que bëgguñu feeñ dëkk yi mel ni campement Ngeexoo ñuy jóg di fëgg seen dënn dëkk yi mel ni Malicounda ñuy jóg di fëgg di seen dënn ñuy sëgg ci suuf c'est parce que là on a une commune qui est très banale mal gérée jeune Sindia tey boo fa organiser def fa 5 milliards boo fa organiser jeunes yi duñ fa ñëw lii maa leen ko wax suba nañu dem ñu organiser dans la commune de Sindia c'est dañuy dem mais commune Sindia koo fa invité du dem alors il y a un problème man je me dis commune Sindia te affaire bi yenn jeunes yi yenn la wax dëgg yàlla man may waxal mooy ki nga xamante ne daf may defal des projets ki nga xamante ne Sindia suba la may génneel mu xamal ma ne lii mooy Sindia suba ki nga xamante ne daf may permettre ma mën a découvrir mais l'aéroport international est là aéroport international ban jeune ngeen fi gis bi nga xamante ne day génn dem découvrir cet aéroport international amut dans la commune de Sindia nañu waxante dëgg rek te pourtant l'aéroport international de Diass mooy aéroport bi nga xamante ne y a une ouverture totale mais jeunesse su Sindia jeunes yi mënuñoo jóg parce que dañ leen tànc ci kaw keroog bu ñuy ubbi aéroport international ñun ci coordination waa Diass la ñu bokk keroog ñun ci coordination waa Diass la ñu bokk bu ñu wootee Sindia dañu xamal ne dans la commune de Sindia le maire n'a pas fait d'action parce que loolu maire mooy dem demander à ce que moom tamit population mën faa dem genre affaire yooyu du ñu nangu les populations surtout jeunesse bi ñu mën a bokk ci yooyu li ma gën a poussé depuis 5 ans dama leen di topp fu ñu dem dans le département man ànd ak ñoom c'était pour découvrir Ibrahima Sène du ma bàyyi ma fen damay fay sama passe di leen topp fu ñu dem ma dem fa demal Mbour notre commune dañuy ñëw toog mooy commune bu ëpp commune yi nekk fii yëpp si 16 communes d'arrondissement comment dirais-je départemental Sindia moo ci commune bi nga xamante ne moo ëpp koom-koom moo ci gën a ngande moo ci ëpp doole mais moo ci gën a niiw doole lan moo tax da ngay dem ci hôtelu comment dirais-je Royal ñu def fa benn réunion billaay da ngay rus autorités yi yëpp ñëw wax ñun suñuy autorité dañuy dellu ci ginnaaw ñeneen ñu ñooy wax après ñun jeunes Sindia yi ñun ñooy mujjee jóg pour waxal Sindia qui est la commune de Sindia alors ñooñu ñi nga xamante ne ñooy suñu autorité bu fekkee ni mënuñu waxal fi nga xamante ne fan la ñu war a mën a waxal fan la jeunesse Kignaabour mën a toogee décanté fan la jeunesse su Soro Xasab mën a toogee ne lii dañ ko war a jot te gis ngeen bu ñu naxantee
bu fekkee ni dañuy ànd di moytuwante du dem. gis nga nit sa papa bu defee lu dul yoon ne ko defoo lu dul yoon sa nijaay bu defee lu dul yoon ne ko defoo lu dul yoon parce que tey man du ma nekk fii di moytu ki nga xamante ne mu ngi Sindia suñu armée les Sindia dañ kaa coppati te yow mi ko coppati xam nga bu baax parce que bu ma la tuddee dama lay may buzz suñu yoon yi Sindia ils ont tout barré xam naa ki ñaabur fii tam am na suñu stade yi il nous parle de 7 millions lañ ci def ci ay barrières yi nga xamante ne comment dirais-je modul sa 5 yi loolu ñun ñoo 13 millions du moins stade du Sindia 13 millions wax dëgg yàlla nañu waxante dëgg ñun amuñ ñu ñuy moytu moo tax ma ne man du ma wax programme man li am dans la commune de Sindia moom lay wax problème bu fi amoon à Kignanbour keroog dëgg naa notre soi-disant maire sinon dama koy may buzz muy wax problème yooyu fi amoon jeunes yi fi nekk waaw ñoom ils étaient comment dirais ils étaient présents et autres mais loolu dafa ruslu un maire warul wax loolu un jeune dans son village nga xamante ne daf la accueillir te mu doon problème bi nga xamante ne tëj nañ fa ay jeunes ñun suñu commune nañu waxante dëgg ils ont fait que enfermer des jeunes ici Derkaas mi may àndal tout le temps ñaata at lañ ko fi tëj te boobu dafa amewoon loxo bu métti ci problème mbëbës bi te ñooñu ñu koy def ñoo ngi fii sama waay yaa yoroon ndoxu Sindia bi def ci 10 ans yore ndoxu Sindia def ci 10 ans ñun ñu dëkk fii bi ngay nekk enseignant boobu moto bi nga yor ba léegi yàquwul yore ndoxu Sindia def 10 ans te boo waxee ñu ne la jaari a mbokkaani non nañu waxante dëgg c'est pas parce que suñu mbokk la moo tax muy rey des générations nekk 10 ans ci ndoxu Sindia ngay présenter plus de 2 millions et quelques fii fekkee naa réunion boobu ñun ñu récupérer ndoxu Sindia avec une gestion parallèle ak comment dirais-je le sous-préfet jeunesse su Sindia ak kii numéro ça sous-préfet la ak jeunesse su Sindia ak comment dirais-je nuñ koy waxee sax ñoom Asifor parce que amoon nañ ci benn kii ñu def 1 an vous savez combien on a eu 11 millions de francs CFA je l'ai bien dit 11 millions de francs CFA nit def fi 10 ans yore ndoxu Sindia waa Kignanbour ñaata yoon lañ fi toog am problème mu ndox kooku est-ce que ambokkaani xaa dañu waxante dëgg non nañu waxante dëgg fii kenn du fi moytu kenn parce que yow tu es jeune tu as été jeune ici non nañu waxante dëgg nee naa leen mbaalo bu lekkoon seen téeméeri dërëm yóbbu leen ma ba popo ngeen ñu tëj ma bu subaa jaawee jàllo jël téeméeri dërëm fayal ma génn bu leen moytu seen i mbokk bu leen moytu seen i jeunes sa pap bu jëlee alalu Sindia nañ ko tëj ba pare yooyu matt ko lépp matt ko ñu soog ko génnee nañu waxante dëgg ñun nag côté bële amul luñ leen di wax ñun seen programme lañ leen laaj moo gën ngeen naan diw amu fi jabar diw amu fi kër ñun yéen seen programme lañ leen laaj seen programme lañ leen laaj de ñun kenn waruñoo laaj programme ñun luñ ñu war a laajte mooy lu ngeen indi wax kay bàyyi ñun nag lu ñu indi dafa set wi dafa baax te ñun kenn duñu moytu donc Jules xam naa après dina vraiment waxtaan ak sama mbokku séeréer yi wax dëgg yàlla séeréer dafa yàgg bañ gàcce séeréer dafa yàgg bañ gàcce mais gis naa ci commune bi ay séeréer yi nga xamante gis naa ci waru ni ko kii di waxe aw séeréer yi nga xamante ne bañ merci Souleymane alhamdulilah asalaamaaleykum waa Kignanbour asalaamaaleykum waa commune Sindia asalaamaaleykum waa zone Dior waa zone Lebu ak waa zone Safene asalaamaaleykum waa coalition ànd wàllu suñu gox nuyoo bi maa ngi koy teg ci loxo le maire Oumar Diagne
di nuyu aussi la comité des jeunes di ko teg ci loxo Mballo Lamane Ciss ak Souleymane Ciss di nuyu surtout sama pap Moussa Ciss ak Arona Ciss waaw après ça damay jéem a dugg tuuti lan moo tax ñu tànn le DG Mamadou Faye d'une façon officielle tamit laa koy waxee fii tey ngeen xam ne les socialistes de Kignaabour 2 am na ñu ko doon wax tey laay koy tontu une bonne fois pour toutes ngeen xam ne waa PS ñi nekk PS Kignaabour 2 ñu ngi ci coalition ànd wàllu suñu gox te Mamadou Faye jiite ko keneen ku wax leneen feneen jàppale ne day wax lu ko neex. Pour le choix porté sur notre candidat Mamadou Faye xëy na candidat yi bëri nañ wax bi bëri nañ mais bu ñu xoolee candidat yëpp ci wàllum jàng moo leen sut ñëpp déjà rek loolu rek favori la loo xamante ne mën nañ ko toppee. bu weesoo loolu Mamadou Faye xam nañ ne ñëwul commune Sindia pour jël si wala ut si alal ndax bu doon alal rek déjà fu mu nekk kër gi mu jiite tey muy Petrosen lu mu fay am mënu ko am ci commune Sindia ndaxte xam nañ ne salaire u DG ak salaire u maire am na différence bu bëree bëri salaire u maire xam nañ ne salaire u 6 chiffres la alors que salaire u DG ku bëgg a mën nga koo vérifier sur le net c'est une salaire à 7 chiffres kon donc différence bi bëri na trop kon ursiwul alal ci suñu gox aussi mën nañ ne ursiwul alal parce que bu doon alal moo ko yittee bu doon alal moo ko ñor ci fu mu toog ne à Dakar comme DG bu ko neexoon fépp fu mu soxla suuf ci Sénégal dina ko am te du sonn bu soxloon ay hectares ci commune Sindia mën na ko am te saa mu doon maire juste pour vous dire que yooyu yëpp soxalu ko moom lu ko yitte lu ko tax a jóg mooy lan wàllu suñu gox wàllu Sindia comme nu mu ko waxee ci coalition boobu. difficulté yi Sindia di commune Sindia wala population Sindia di dund xool loolu gis loolu moo tax mu jóg tey ne damay dem pour wàllu ji samay dëkkandoo yi. Et avec ça aussi, on le prend avec cœur ouvert. Nous avons le DG Mamadou Faye. Inch'Allah, le 23, le 23 à midi 00, je vais 18h, à midi, victoire, nous fait nous à côté, nous dem agné, def nek ci lenen. Waaw, buma paré nak xeyna peut-être que temps bi xoj nañu, on devait faire ça depuis ce matin. Damay gërëm ñep surtout la jeunesse de Kignaabour. La jeunesse de Kignaabour wala la jeunesse de Bundoun muy suñu koñ fi. maa ngi leen di remercier bu baax a baax et aussi di remercier samay grand frère ak samay copains yi nekk ci ginnaaw ne ci teewaay bi ñoom maa ngi leen di remercier bu baax a baax et incha allah le 23 maa ngi leen koy ñaan di leen ko waxaat encore une fois benn carte mooy bu baax bi mooy bu verte bi am gaal gi ci suuf bu dul boobu beneen baaxul wasalaamaaleykum. am na solo boobu mooy bu baax bi moom la ñuy woowee spécimen bi xam naa dina commencé léegi génn ñu koy distribuer bu baax ñu siy xaar le maire. Donc sans tarder ma leen di fàttali ne coalition bi nga xamante ne moom moo ànd ak le directeur général monsieur Mamadou Faye ñu ngi seek ay kàngam yu am solo ci kàngam yooyu ñu ngi siy lim monsieur le maire Omar Seck di si lim le grand président Mbaye Seck bi nga xamante ne xammee ngeen ko bu baax mu nekkoon si commune ba fële di fa liggéey bu am solo si domanial bi Moussa Touré Faye Daouda Diouf Diawaye Diallo Arona ak ñi nga xamante ne mooy tonton Moussa Ciss ak toute la jeunesse bi nga xamante ne ñoo nekk autour de la coalition ànd wala suñu gox. donc ñooy nga xamante ne ñoom ñoo taxaw ne ba bu DG tey bi mu taxawee dañuy taxaw ànd ak moom rien que pour apporter les changements. donc grand Moussa sans tarder comme dafa am feneen fu ñuy xaar ñu ñëw rek nga saafonteeg say mbokk say xarit say dëkkandoo comme ça ñu jàll dem nemmaku ñeneen bu neexee yàlla. asalaamaaleykum mbokk yi gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonentem bi di sant imam aussi mi nga xamee ne moo ñu recevoir sànq mu wax ñu wax ju daw yaram waaye maa ngi nuyu ñi nga xamee ne tey ñu ngi ànd ak Mamadou Faye teew fii ci Kignaabour ci suñu mbokk yi ci suñu xarit yi ci suñu nawle yi Kignaabour nag man mi Moussa di wax yéen wax fi yomb na ci man ndax seq naa ak ñoom
waaye imam bi nga xamee ne moo ñu doon waxtaanal sànq dafa am lu am solo loo xam ne wax na ko mu koy dénk jeunesse bi di ko dénk it nit ñi nga xamee ne ñu ngi ci langue politique tey mooy bu kenn xas kenn yaakaar naa démb wax nañ ko waxaat ko fële waaye li tax ñëw mbokk yi moom laa bëgg a leeral comme ça ñu dem mooy li ñu indi fii tey ci Bundun lan la Bundun sama premier mandat Bundun fii laa jëkk a liggéey li may wax am na ñu ko xam ci conseil yi sama premier mandat dossier Kignaabour boo daan gis délibération la daan doon boobu période xamuñu li ñuy wax lotissement dugagul ci suñu bopp yi kër yi ngeen di gis yépp entourage bi ci délibération laa ko doon liggéey parce que moment yooyu loolu moo dëpp woon ak xelu nit ñi maa su meek woon nekk géomètre bi nekk topographe bi nekk conseiller bi maa doon natt dimension yi maa doon calculer bu ma xëyee déposer délibération yi am na jamono ñëw Moussa Touré naañ ma li ngay déposer délibération dafa bari ma ne ko fa ma tollu la waaye li tax ma koy rappeler mooy tey fii ñu toll ñu tànn Mamadou Faye am na li tax mooy Ibrahima Seck dugg na ci sànq boroom xam-xam la yàlla dimbali na ko xam na li muy def yàlla dimbali na ko bëgg na dimbali waa gox bi du mu ñu ko présenté ku ma xam-xam nga ne maa ngi ci parti socialiste ci lay liggéey waaye ma ne ko comme que noonu la Mamadou Faye ñun dey dañuy bàyyi lépp loo xam ne ñu ngi ko doon xalaat di ko jéem ci commune Sindia ñu teg ko solo ànd ak yow en tant que parti socialiste maa fi représenté woon Kignaabour bi ñu waxtaanee ñu ne ma yow de dinañ la jox quota di nga am conseiller ak benn conseillère ma ne conseiller laa war a am ak conseillère booba Ibrahima Seck mu ngi sama wet ay at pour nit ñi xam lan moo tax taxawaayam tey booba it Arona Ciss ñu ngi nekk ay at ma ne le fait que man def naa 12 ans ci mairie bi dadul jaadu ma jëlaat poste bi jox ko sama bopp du jaadu ñaara mën a am dama waa Bundun dégg bu baax gox bii ma nekk di fi wax mosul am conseiller mosul am conseillère biñ ma joxe quota bi ma ne nañ ko séddale ci ñaari gox yi nga xamee ne mosuñu am conseiller muy Arona Ciss mu dëkk Biloré ma jël Fatou Ciss mi ci biir Bundun jox ko poste bi pour mu mën a liggéey ak waa Bundun loolu moo tax turu Fatou Ciss génni mais bu doon ne ñaari góor la Ibrahima Ndiaye Seck mooy dem fii ci Bundun pour mu leer ci ñun di sant yàlla nag bu baax ndax waa Bundun jàmm la ñu seex jàmm la ñu yàlla boole ay dëkkandoo lañu yàgg nañu jëflante ci suñu biir yàlla na yàlla dolli sutura di leen wax ne projet jigéen yi porté nañ ko dugal ko ci suñu programme loolu la ñu Mamadou Faye dig am na loo xam ne dootul am ci mairie bi dootul am bu ñu yàlla dimbalee bu ñu jël mairie bi coowal suuf day jeex ci mairie bi suuf yi nga xam ne labaj na jox ko ay nit dinañ ko désinfecté delloo ko seeni borom loolu na leer tey suuf taxatul mairie dox xam-xam moo koy doxal moo tax ñu ngi dénk waa Bundun ñépp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ànd jox ñu seen carte ñu def ko ci gafaka Modou Faye lu ngeen bëgg ëllëg ñu mën ci taxaw bu soobee yàlla ak yonente bi kon maa ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu Serif Seck incha allahu rabbi
muy liggéey bu am solo au niveau de la coalition ànd wallu suñu gox avec le directeur général de Petrosen monsieur Mamadou Faye. Gallo yëg seel toog kontaan nañ si yow Gallo waa siiw la waaye lu siiw tey yow la ñu seetsee bu ñu ñëw toftal si seet sa boobu noonu Grand Moussa Ciss ak Arona Ciss bi nga xamante ne depuis boobu ba tey ñu ngi liggéey bu am solo ci coalition bi nga xamante ne moom moo investir monsieur Mamadou Faye directeur général de Petrosen. ndax tey toute la journée on va passer ça avec ak Kignaabour donc ñu ngi ko doon wax fële bi ñu nekkee Bundul suñu defee nuyoog ziar bu ñu dem ba booru ngoon dañuy jaje fële def fa meeting bu am solo waxtaan ak yéen waxtaan bu yaatu ci programme bi nga xamante ne moom la directeur général fas yéene tëral fas yéene doxal bés bu ñu demee ba jox ko mairie bi incha allah. donc Chérif bu ñu demee chaque fois ci gox ki nga xamante ne moom la ñu seetsee dañ koy jox kàddu mais def ay seede ci moom man Chérif yàgg naa nekk di yëngatu bu baax ci mouvement des jeunes mais depuis bi nga xamante ne la dugg depuis bi ñu taxawalee coalition ma gis ko ci dama gis ci moom nit ku tey nit ku dal tey ak dal moo ma gën a impressionné ci Chérif miinu ma ko woon mais ci coalition bi laa ko gën a ñemee ndax dalam ak teyam donc Chérif au nom de la coalition ñu ngi lay bàyyi ak say mbokk ndax bu ñu ñëwee tey seetse la dañuy jël tous les honneurs jox leen ko yéen waa Kignaabour donc au nom de la coalition bu ñu paree nag petit à petit ñu dugg bu dee am na jigéen ñoo xamante ne préparé nga leen ñu dem jël leen ñu jël kàddu bu ñu paree ñu jox suñu yaay yële suñu maam yële toog bu ñu paree ñu dellu ci waa Kignaabour ñu delluwaat ci delloo kàddu gi waa coalition bi. dirigé par le DG Mamadou Faye moom waroon na teew tey je pense moom ci kanam sax dina teew mais dafa am contretemps waaw comme ni ko Souleymane waxee woon keroog rek loolu moo wone dayoo suñu candidat parce que dafa doon candidat boo xam ne du commune Sindia rek ñoom ñoo ko soxla au niveau international national lañ ko soxla kon donc du ma ne Sénégal bu ñàkkee bu Sénégal bu soxlaa Kignaabour ñàkk wala commune ñàkk man du ma wax loolu parce que mënuñu ñàkk parce que yaakaar bu ñu am ci moom te yàlla bu yàlla tas yaakaar boobu di jaajëfal aussi ñi nga xam ne ñoom laay liggéeyal au niveau de Kignaabour dirigé par le doyen Moussa Ciss sama nijaay Arona Ciss Souleymane Ciss Ibou Ndiaye Seck Ndeye Fatou Ciss aussi Omar Mané Maguette Sène depuis belle lurette ñoom ñun ñu ngi wër ci dëkk bi waxtaan ak ñoom ci suñu programme ci suñu coalition rafetlu loolu ñu dalal ñu toog tey di ñu xaar pour ñu taataan ma leen di dalal seen xel di leen yëgal ne ñun ku ñu àndal ku dal la am na xam-xam am na carnet d'adresse moo tax ñun ñu ànd ak moom yàlla dafa def coalition bi le maire sortant Thierno Diagne bu mu defee réunion avec les leaders de parti yàlla dafa def Moussa Ciss ci ëllëg sa dañoo tase au niveau de forage Sindia léegi ci biir waxtaan bi fekk fa doyen Daouda Diouf ci biir waxtaan ñun ñu wone suñu position ci côté PS bi moom nee ne loolu ça n'engage que waa PS yàlla def jour boobu ma ne loolu ça n'engage que APR yàlla def na tey ñuy tourné ba ànd ci coalition boobu ñu ngi koy di rafetlu loolu léegi li may yokk ci loolu doyen Daouda Diouf mu ngi koy wax sànq dafa wax ju am solo nee ne coalition bi ay nit ñu responsable ñoom ñoo ko constitué nit ñu am expérience yàlla def coalition bi nga xam ne dafa am ay mag ak ay jeunes yu dynamique ñoom ñoo ànd ci biir ànd dañuy naan ànd mag ak xale moom moo gën xale fuug lay demee deretam day tàng
léegi yàlla def ñu am ay doyen yoo xam ne xam nañu yoon bi am nañu expérience boobu ñu booloo ak moom ñu constituer suñu coalition. waaw di leen xamal ne DG Mamadou Faye moom yàgg na di intervenir ci commune Sindia depuis 2014 moom mu ngi intervenir boo leen juumul xam ngeen ne en 2014 DG Mamadou Faye ak DG Daouda Faye ñoom ñoo ngemboon Thierno Diaye ñoom ñoo gën a tax population bu bëri au niveau de Kignanbour 2 ak Kignanbour 1 amoon yaakaar moo tax ñu voté loon Thierno Diaye léegi ñu am déception parce que ni ñu xalaate woon ne commune bi ni ñu koy yoree mu gox bi suqaliku ñu am ci déception mais dañuy naan wolof day naan bu ndox tuuroo am mbaata des dañuy woote waat kon bi ñu découragé am équipe boo xam ne nekkoon nañ fa ñoom ñoo doon bañ ñëw ànd ci coalition bi ak ay jeunes dynamiques waaw di leen ñaan waa Ndangal Boum waa Kignanbour ngeen jàppale DG Mamadou Faye mi nga xam ne am nañu yaakaar ci moom ci compétence am ci carnet d'adresse am ki nga xam ne répétition la c'est récurrent dañ koy wax toujours presque budget Sénégal moom moo ko yor ñu am tey ci moom ñu yaakaar ne moom dafa ñëw pour defar ñu mais ñëwul wut si ci moom ci ñun parce que moom lu mu am rek bu ko neexoon moom mu toog au niveau de Dakar moom mu liggéeyam mais moom gis na ne moom ci gox gi la dëkk aussi xam-xam bu mu am ak relation yu mu am moom war na ko utiliser pour ñëw dimbali commune de Sindia te loolu ñun ñoo ko war a jàppale pour loolu am candidat yi bëri nañu comme niñ koy waxee mais ñun ci DG Mamadou Faye la ñu misé wu waaw monsieur le maire Demba yaa ngi koy wax maanaam ci candidat yooyu yëpp am na candidat yoo xam ne dañoo nangu sax ne DG Mamadou Faye moom moo leen mën parce que moom seet si na candidat yëpp ñoom nee nañu comme ni ñu ko expliqué Demba fii du maanaam lii dafa nu commune dafa tiit tuuti ci Mamadou Faye waaw commune dafa tuuti ci Mamadou Faye léegi pour ma bañ a guddal contretemps ak ngelaw li te dañoo am meeting ngoon di invité ñëpp ci meeting bi parce que DG Mamadou Faye mu ngi ñëw ci yoon bi je pense comme ni ñu ko expliqué dinañu dab mais contretemps la am léegi ngoon ñu ngi invité ñëpp ñu tase au niveau meeting bi moom dina expliquer nan la bëgg a yore mairie bi tegal leen ay perspectives pour dalal seen xel ngeen jàppale ko di ñaan waa Ndangal Boum le jour du 23 janvier 2022 ñu dem massivement votel Mamadou Faye mooy carte bu verte bi massivement ñu gagné mairie bi ñu changé gox bi parce que dañuy naan dañuy ànd sans condition mais ñun dañuy ànd avec condition bi mooy DG Mamadou Faye ñëw jàppale ñu jëm ñuy suqalil suñu dëkk loolu mooy condition bi te am nañ ci yaakaar bu baax bañ a guddal di leen jéggalu ba ci kanam incha allah. comme ni mu ko waxee rek spécimen bi nga xamante ne moom lay carte bi nga xam ne moom la ñuy dugal ci enveloppe bi dem dugg ci urne bi muy dañ ko yaatal yéwénal ko lool ba yéen ñëpp ngeen miin ko xarit la mu ngi ci biir coalition bi di ci liggéey bu am solo loolu ñu ngi leen koy dénku mais bu ñu ñëwee duñu mën a jox kàddu gi Chérif kese yem fa dañuy laal ñeneen ñi nga xamante ne ñoom la ñu oto doo dem ñen ñooy maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp tey nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci turu Chérif Seck mii nga xam ne moom la ñuy jàppale yow Moussa keroog bi nga fi ñëwee dama la ne woon ne ñun jigéenu Kignanbour suñu yaram yëpp a ngi metti ndax li koy mettil mooy ndox mi courant mi xale yi moo koy mettil ndax li ñu ñàkk dafa bari cësti ak tool yi wàllu tool yi nag góor yee koy wax wàllu jigéen ñi mooy marché bi ñi amul ci Kignanbour te nee nañu maire moo yore marché li ci topp mooy ndox mi mu ngi nii ci suñu wet te gisuñu ndox ñu di ñu kekkantoo benn baa ngi nii tege gisuñu ndox ñu di ñu kekkantoo bu ñu ubbee ndox mi samedi bu dimanche ñu tëj ko ba léegi ñu ngi nii mënaguñu sangu li ci topp mooy ñun dañoo bëgg ku ñu financé ndax amuñu ku ñu financé
amuñu ku ñu jàppale ñu bëgg a jàppale Cherif Diagne ndax bu àndeek yéen ngeen puus ko bu tàkkee dawal ñu ci kaw loolu la ñu bëgg ngeen jàppale ko ndax mu jàppale ñu nda yaakaar naa ne bu ngeen ko jàppalee bu ñu jàppalee Sénégal dina jëm kanam Kignaabour dina jëm kanam te loolu laa bëgg ñun waa Ndangal Boum nag dañoo fas yéene takku ba dëgër jàppale Cherif Diagne mii nga xamante ne ci seen gannaaw la nekk ñu xool ba xam ndax bu ñu poussé oto bi dana dem wala du dem ci kaw loolu la ñuy nekk li ci topp mooy ñun jigéenu Ndangal Boum yii ngeen dimbali ñu boog may ñu financement ndax ñu jàll ñu mën a liggéey ni suñuy groupe ni suñuy morom ni ñuy def ndax bu ñu yendoo ci kër gi bu ngoonee ñu yendu ci kër ga ca des loolu jëmalul développement kanam ci loolu nag laa bëggoon wax ak yéen ngeen baal ma wasalaam. donc yaakaar naa ne au nom de la coalition yéen a ngi jël note au nom de la coalition donc si mbokk yi ñu bàyyi la rek nga. seeni sant di leen baalu ak di leen baal délégation bi nga xam ne moo fi ñëw ànd ak sama rakk muy Cherif Seck mu nekk rakk boo xam ne bii ku ma respecté la ku ma naw la man tamit ma am cofeel bu baax ci moom yàlla dogal def lu baax fa mu féete ma féete fa muy APR waaw parce que président Macky Sall Modou mii du ma bàyyi ma fen avant muy nekk président bu mu nekkee Petrosen seen bureau yu bees yi ñu fa defar ñun ñoo ko defar ñun suñu entreprise chaque jeudi dama naa nekk réunion ak moom benn chantier bi jeexee donc man loolu moo tax ma dugg ci APR te je crois que li tax ma duggoon ci rëccuwuma ko parce que li tax ma ne rëccuwuma ko parce que ànd affaire politique dafa sensible fi may waxee mooy dama ñëw fekk sama rakk nekk fa ma nekk fa loolu moo tax ma ne rëccuwuma ko du dëgg parce que li ma bëgg a wax encore dolli ci mooy li dalee ci Ousmane Lo damay dem fi gën a sori li dalee ci Ousmane Lo ñu am maire ñëw ci Thierno Diagne nekk adjoint ñun de waa Kignaabour bu ñu waxalee yàlla rek mosuñu defar lenn loo xam ne lii mën nañ ci teg bët loo xam ne nit mën na xolam mën na ci seet waaw mosul am ñun bu ñu amee courant tey Abdou Diouf moo taxoon forage bii ñu nekk di xaccoo di ci dund Abdou Diouf moo taxoon ñu am ko kon ñun lan lañ fi am lu ñu fi indil dara Cheikh Ousmane Lo bu ma dajoon ak moom tey mënuma ko xam te suñu mbokk la Thierno Diagne balaa muy dugg ci dëkk bi am ko dee mu yëkkati 50 000 francs ñëw di ko joxe yooyu ay saaga la waaw Ousmane Lo ñëw na fii ci sama dëju grand frère jour boobu mu ñëw jaale si yàlla mi ñu tiim xam ne xaw ma ko jël na parole wax bi ci digg bi ci laa ne Youssou Bal kii mooy kan mu ne Ousmane Lo ma ne koy Ousmane Lo ma ne waay man damay kii te ma jóg am fu ma jaar ak moom yàlla xam ne kii moo ma téye man samay wax du ma ko nëbb Youssou Bal moo ma ne det bul def loolu mais bu ñu loon loolu keroog danaa ko génne ci dëj bi parce que li ma gën a naqari mooy yow nga ànd ak nit mu lay jàppale ci affaire u PS ñu jël suufam nga bàyyi ba mu dee nga ñëw toog fii ci penc bi naan man dinaa lijjanti ay suufu Abdou Seck keroog vraiment kii moo ma téye mais bu ñu loolu rek ma jaar ak moom fu bon fi ma ci war a jaaraat encore kenn tooñuñu ñun problème bi ñu am fii kenn tooñuñu ku dul Mamadou Faye ak Daouda Faye waaw ñooñu tooñ na nga leen ko wax ak yéen ñu tooñ parce que ba ngeen waree jël mairie bi ngeen ne kat ñun bëggewuñu ñu ay baadoo la waaw ngeen jox leen ko séddee leen ko ñoon ci loolu rek waroon ñu am ngor ba lépp lu ñu war a doxal ci lu baax ñu doxal ko mais yéen leen gën moo tax parce que mënoon nañ jël mairie parce que dégg naa ne adjointe bi jigéen la woon ñu jël ko jox ko Pape Diallo ki waroon nekk maire
je crois que Mamadou Faye la woon Mamadou Faye ne noo garaawul nañ ko jox Thierno Diagne loolu yëpp ci defar ak oyof pour wane ne Mamadou Faye moom soxlawul peut-être mairie bi waaw pour wane ne soxlawul sax mairie bi parce que bu ko soxlawoon bu boobaa mu xëccoo ko mu jël ko bu demee bi di ko séddee donc parce que soxlawu ko léegi kon loolu yàqu-yàqu boobu ci li ma gis comme am na dem na ba constaté ne kat vraiment ñoom ci seen bopp tooñ nañ ñu kay ne moom dafa bëgg a jël mairie bi pour corriger loolu kon ku ko xamee noonu na nga ko ci jàppalee noonu te man nag noonu laa ko xamee noonu laa ko gisee waaw noonu laa ko gisee donc man fi may jeexale mooy suñu conseillers yi ñoom Moussa Ciss mii ma jàkkaar lool ñoom tamit ñu tooñ lañu parce que ay nit bu ngeen nekkee da ngeen di waxante dëgg ay nit bu ngeen nekkee da ngeen di waxante dëgg parce que ay nit bu ñu leen falee da ngeen war a seet intérêt dëkk bi à 60% sax mais intérêt dëkk bi seetu leen ko sax à 20% man loolu rafetlu ma ko man lépp loo xam ne lii dinaa ko am te duma ko bokk ak waa Kignanbour yàlla bu ñëwee yàlla naa ci dee man soxlawu ma ko man noonu lay fonctionner peut-être dinañu ne kat man dama am problème ak benn suuf fii te suuf si du man kenn dama am problème ak moom parce que li ma am ci suuf si 2 hectares kese la samay papa samay nijaay am na ci ay 10 hectares ñu jël ko ci anam boo xam ne bii dara baaxu ci waññaar loxo nit ñi jël ko jaay leen doole ci gendarmerie rek yu kenn xamul ñu jaay leen doole dama ci dox 2000 ba 2016 ma nekk ci di xeex ñu may xeex ay sëriñ ak ñu nekk assemblée ñëpp di ma xeex man bu fekkoon ne man sama bopp kese moo tax may reyante suuf soosu man pare naa ci parce que man mbooloo lay waxee naar bi ci boppam yëkkati ne 60 millions pour jox ma ak 2 hectares Touba Sali man keroog laa xam ne fan mooy Touba Sali ma ne ko man soxlawuma sa ñaari dërëm li may wax nii bu fekkee ne amul yàlla moo fekk suba ma taxaw tribunal juge bi mu ne ma yow yàq naar bi est-ce que mos na ñëw ci yow pour ngeen arranger ma ne ko naar be ko juge bee ko posé question mu ne non mosul ñëw ci man bi ma jëlee parole ma ne juge bi li mu lay wax du dëgg yónnee na ay greffier ci man yónnee na ay nit ci man pour mu jox ma xaalis ma jox ko suuf si ma bañ ma ne ko man ma dakkaarloog juge bi ma ne ko 1 milliard bu ma ko joxoon bëgguma ko parce que li may xeex c'est une question de principe man xeexuma alal soxlawuma ko parce que ñun dañoo tooñ suñu waa dëkk man loolu lay xeex ñoom lay xeexaleel loolu kese moom lay xeexaleel xeexaloo ma leen bi ma génnee tribunal yàlla xam na ko am na ñoo xam ne dañu ma doon dab di ma jox loxo di ma féliciter ñoo xam ne dañuy ñëw seetaan kon li fi may jeexalee mooy yéen waa Saafeen da ngeen war a am fayda bu ngeen amulee fayda gars yi dinañ ñëw fi génn suñu kër am leen fulla jeunesse Kignanbour bii ñoom lay adressé ñoom ci seen bopp ñun de jeexal nañu ñoo war a am fulla di waxtaanee problème mu dëkk bi di doxee problème mu dëkk bi waaye football ñu jox leen ay maillot 25000 francs 6000 francs ñu nekk di football rek bu ñu paree ñëw lekk desu ceeb toog ñun jeexal nañu yéen a ci des ñun lépp lu ñuy liggéey pour yéen la muy xale yu ndaw yu jigéen yi ak xale yu ndaw yu góor yi waaw am leen fulla tali bi boo ko ubbee fu mu nekk nii dëkk yépp ñu ngi reyante ci affaire problème mu intérêt seen dëkk mais yéen du ngeen waxtaane li jëriñ dëkk bi waaw dañuy gis benn nit rek ne Ousseynou Seck de dafa tàng xol baaxul ndangam bëgguma ko nit du mel noonu man Kignanbour gi yëpp ku ma ci yéene lu bon yàllaa ci jiitu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam te mosul am nekkul sama xol xamewuma ko waaw kon maa ngi leen di gën a gërëm di gërëm Maodo Faye di leen jàppale man waaw kontaan naa trop ci ñëw bi ngeen fi ñëw maa ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla teg loxo yàlla kese moo man yàlla na yàlla jël loxoom teg leen ko aar leen yàq leen fu yàq eggul ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam asalaamaaleykum wa rahmatullah ju wér péng donc grand Ousseynou kaddu yi rafet na am na solo lool sans tarder
comme ni ñu ko waxee rek léegi yaa ngi ko junjee léegi si kàddu te effectivement noonu la demee il n'est venu que pour rectifier le tir ba mu defoon moom la bëgg a ñëw nag defaraat ko mu jekk pour jël commune bi teg ko sur les rails du développement. donc am na solo bu ñu ñëwee meeting ba ngoon ñu ngi lay invité au niveau de la meeting ba ngoon fële. 2 secondes de ma wax. 2 secondes rëcc moo gënoon sax mu gën a nekk sama xel parce que loolu man ci Thierno Diagne laa koy adressé parce que man ci dama dégg bokk xëy na di ma dégg bu fekkee ne amul maa ngi baalu àq ma xam ne juum naa maa ngi koy baalu àq mais dégg naa ne ñëw na ci meeting fii bundul muy xas suñu conseillers yi naan di ma leen di jox du ngeen ko jox waa dëkk ba man nag ñi nga xam ne mag ñi nga xam ne fekke woon nañ ko bu fekkee ne loolu am na ay magu seytaane lañu waroon nañu loolu Thierno Diagne bu ma ko waxee waroon nañu jël parole ne ko yow bu fekkee ne suñu doom yi suñu conseil yi suñu doom lañu suñu rakk lañu mënoo jóge fa lay ñëw ba fii dañu jaxase ak ñoom bu fekkee ne dafa am loo waroon joxe chef de village a ngi fi conseiller yaa ngi fi ilimaan a ngi fi da ngay ñëw ba fii nga boole ko dajale leen ñoom ñëpp nga joxe ko mu leer waaw moo ko fekkoon danaa ko ne li ngay wax dara amu ci parce que bu amoon noonu nga koy defee ngeen baal maax mbokk yi gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonente bi ñu ngi fii tey Ndangal Boum nag bi ñu fi ñëwee tey yàlla ak Serif Sène moo tax Serif Seck suma frère moo tax ñu ñëw fi tey bi ñu collaboré ci biir coalition bi yaakaar naa ne bii mooy suñu ñaareelu yoon ñu dugg ci kër gi parce que mbir balaa nga ci am sañ-sañ pour di ko wax da nga koy càmbar xam ko ci coalition bi la ñu daje dëkk bi nag la ñu juddoo yaroo fi yàlla dogal ñu màggee fi voyagé guñu lépp li xew suñu kanam la fii kon li ñuy jëkk a def mooy sant ñi ngi ñu dalal muy waa Ndangal Boum di wax ne Ousseynou dañ lay jaajëfal sant la gërëm la ci ni nga dugge yàlla dafa dogal man li ma booleeg Serif ci lay jëkke ci baatu APR la ñëw man ku ma xam-xam nga ne socialiste la socialiste fii ci département bi wala ci section Sindia Ousmane Lo mooy seen secrétaire général waaye fii ma tollu tey may wax yow wala may wax waa Ndangal Boum mooy maa fi représenté PS li dalee Banj ba Géréw ñun ñoo ànd saisir suñu bopp ñu ne képp kuy PS ci Saafeen na nga wolli si Mamadou Faye ci mission bi muy dox loolu moo ñu booleek moom bi ñu ñëwee nag dañu jëkk càmbar lan la indi ak lan la bëgg a def ñu waxtaan ci gis ne candidat la boo xam ne dafa ñëw ànd ak yërmande ci ñun moo tax ñu des fa je pense bien que am na ñi fi ne xam nañ ne premier contact ba ñu jëkk am laa ko ne coalition bi ci lay resté par A ou B ak lu mën a am muy waa PS ak ñeneen fii lay resté te la ma wax maa ngi ci ba léegi jóguma ci bi ci des mooy man def naa fi 12 ans benn bi mandat de 5 ans la biñ ma koy nommé boobu village bi amuñu sañ-sañ un jeune nekk fi conseiller fii ci village bi biñ ma koy nommé boobu awma jot parce que ku nekk xam nga navigation nan la mel bi ma koy nangu boobu amul kenn ku ko bëgg ma ñëw ñu daje fii ci école bi bañ koy joxee y a fait 4 personnes ñoo fa teew keroog ngir ne dafa am yi fi xew moo taxoon ñu bañ
politique ci biir réew mii booba suur nañu ñi fiy politique ñu jox ma ko ma war di voyager di ñëw di gérer loolu fii ci village bi yàlla dimbali ma nag ba may ñëw fii maa ngi fekk hectare ñu ngi koy jaay 75 000 fii ci dëkk bi am na ñi fi doomu dëkk bi jënd nañu moyen de 75 000 fii ci hectare waaye yàlla daf ma dimbali bi ma ñëwee am organisation bi ma def ak waa village bi mooy àdduna day dox bi ci jëkk dëkkuwaay bi nañ ko xool jamono yooyu man maa futteeku comme ni ma ko waxee au début maa nekkoon géomètre Kignaabour nekk seen topographe nekk seen conseiller terrain yi ngeen fi gis yëpp étage yi man maa ko dagg amul un franc bi ñu ma ci jox bu ci nekk wutal naa ko kayit ci période boobu loolu moo fi waroon am na fi parce que foofu la ñu toll woon ñu ne suuf si nañ ko valoriser bi may laata wàcc boobu hectare ngi jar 20 millions dafa am li tax bu ñu jël woon suuf si valoriser ko hectare du mën a yegg foofu moo tax ñu góorgóorlu ba loolu mën a am waaye tey mbokk yi dafa am loo xam ne nit ku ne yaa ko mën a waxal sa bopp nekk naa fi ba wàcc jëluma yëfu jàmbur buñ ma mën a toppee aw ma yëfu jàmbur buñ ma mën a toppee Ousseynou jërëjëf bi may dem bàyyi naa fi 15 hectares yoo xam ne maa ko valoriser sama bopp. alhamdulilah c'est le directeur. dalal yaa ngi fekk ñu toll ci kër Serif Seck jóge nañu Bundun fi ñuy wax kër conseiller bi ñuy ki bokk ci coalition bi ñu koy wax Fatou Ciss fa la ñu déparé ñëw seet si Serif may wax ne engagement wu Serif rang conseiller la yor ci coalition bi engagement Serif rang wu conseiller la yor pour mu leer ci ñëpp ndax ni ñu établir suñu plan de travail Serif dañ lay considérer comme conseiller ci biir village bi te bu soobee yàlla Mamadou Mbaye bu jëlee mairie bi loolu dinañ ko firndil population bi mu leer yàlla ñu ko yàlla defal di wax ne am nañu mbégte tey Ousseynou mënoon naa sore ci foncière bi pour wax la fa ma ko jëlee parce que yàlla dafa dogal bi ma ñëwee fii li ma jëkk vérifier ci suufu Kignaabour mooy amul woon benn tool bi am kayit fii ci dëkk bi ma fiy jógee yaakaar naa ne li dale zone Fando ba wàcc Biloré wàcc suñu bubaat bële amul terrain bu fi amul kayit foofu laaj fekk Kignaabour ma nekk ak ñoom ci loolu valoriser seen suuf protéger leen wutal leen kayit parce que li ma doon bañ mooy li dal ñenn ñi ñu attaqué sa suuf doo am fooy téye pour wax ñu attaqué sa suuf doo am branche booy tooge loolu moo taxoon ma déparé foofu waaye fi may mujjee mooy sama naataangu yooyu nga tudd muy Ousmane Lo ak Thierno Diagne danaa la wax loo xam ne peut-être xëy na xamu leen ko dama toog def tour ci dëkk bi waxtaan ak ñoom gis ne xat na dëkk bi xat na man maa def demande yi dugal ko au niveau mairie pour ñu livrer ñu fii benn site bu ñu war a defee suñu activité je pense que am nañu bokk ci groupe googu Daouda Diouf Mële Alaaji Sène bi ñuy délimiter zone bii entre ñun ak Popenguine am na la ñu defoon demande pour yokk rayon Kignaabour fii ci biir àll bi ma defoon fa demande 10 hectares def fa demande 5 hectares
biñ ma ko livré man maa jël suma xaalis une valeur de 4 millions ma aménagé ko ba mu jeex bi ci jëkk cimetière national lañ fa jëkk a créé 4 hectares boo xam ne aménagé nañ ko ba mu set bi ko ñaareel ñu aménagé benn 10 hectares bi def ko benn village boo xam ne dañ ko affecté waa Kignaabour mu nekkoon 125 parcelles yoo xam ne dañu demandé woon pour période boobu ñu ne nañ defar jumaa ji defar terrain bi defar maternité bi loolu taxoon ñu def demande boobu foofu mais yàlla dogal 2014 li ngeen wax ci Mamadou Faye moo am 2014 même activité bi même projet bi la indi woon 2014 ñi mu ko dénk ci seen loxo ñoo ko doxalul moo tax mu futteeku taxaw tey pour ne day récupérer loolu teyel ko boppam mais 2014 même programme la woon même activité la woon même gis-gis la woon loolu moo fi am yàlla dogal na 2014 ñoom ñoo ñu renversé man ma wàcc ñaka yor 15 hectares yi ba fi may wax yow nii amul benn loo xam ne valeur la bu ñu delloo waa Kignaabour ba tey te terrain dasatu fa cimetière ya jasatu fa lépp dem na moo tax damay wax ne ku xas conseil Kignaabour mën nga xas xale yi fi nekkoon ci 2014 ñëw tey ku leen xas mën nga xas parce que li leen dal ku ko xamul mënoo ko wax Thierno Diagne protégé wu leen jàppale wu leen deful ci ñoom dara lu leer laa leen di wax ni parce que ñoom ñu ngi fi xam naa li may wax li tax ma wax ko mooy tout récemment jël na benn xale ci dëkk bi du conseiller amul carte conseiller xamul li muy def mu valoriser ko tabaxal ko kër def ko valeur lu tax def ko ci xale yooyu conseil yi moom kii bi lu tax def ko ci ñoom ba tax na li tax ñu taxaw tey foog ngeen comprendre ko man PS ba dirigeant ya activité ya dama ko bàyyi gannaaw Serif góorgóorlul li dal Mamadou Seck du la dal ci coalition bi tant que ñu ngi taxaw loolu du am bu soobee yàlla loolu laa doon tëjee ngeen baal ma déjà xaw naa guddal ñu ngi lay jéggalu ñu ngi nekkoon ci say activité depuis ce matin donc comme que ñëw nga am na loo xam ne yaa koy ñamal waa Ndangal Boum bu dee nuyoo bu ndaw sax nga ñamal leen ko waaye li wéer te wóor mooy suñu programme du programme mu mairie kese kese Modou Faye mii moo tax Guéréo am tali Modou Faye mii taal na lampe Sindia Modou Faye mii versé na 13 millions ci éducation joor gi ba mu jeex loolu xam nañ ko kon xam nañu li mu indi xam na li mu capable xam na lu mu bëgg a def ngeen baal ma ak mais ñu ne rek dañuy nem investir le terrain en attendant nga dab ñu. lal xam naa dañuy continuer un peu le protocole bu ñu paree rek balaa ñuy def ñaan ñu jox la kàddu nga nuyoo sax. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp Seck ñu ngi leen di nuyu defe naa ne kër gi moom wax fi moom dina yomb ci man ndax xam naa li tax yéen itam xam ngeen li tax di nuyu nag suñu jigéen ñi toog waaw ngelaw li bare na lool waaye yooyu yëpp seetu leen ko ngeen ñëw toog fi xaar ñu dalal ñu ba mu mel nii ñu ngi leen ji sant di nuyu jeunesse bi ñoom ñëpp defe naa ne dina am gox yoo xam ne bu ñu fa demee sax li ñuy am ci jeune du toll nii kon jeunes yi mention spéciale ñu ngi leen di beral loxo Chérif ñu ngi lay nuyu ci yow laa waroon a tàmbalee waaye xam naa li tax ma def ko DG ñu ngi lay dalal jàmm bi la Moussa dalalee jàmm ndax itam li ñu leen wax léegi loolu rek la Chérif wax na ko Moussa wax na ko ñun ñii dañ la soxla woon fii tey suba teel waaye yàlla dogal loolu mënuta antu kilifa gi muy président de la république soxla la yow nga dem fa amat yéene def lépp ba teewaat ci lii dañ la ciy sant loolu dafa am lu muy firnde loolu dafa am lu muy firnde dafa am lu muy tekki ci lii nga xam ne yaa ngi koy doxal ñu ngi may wax ne ma waxtu julli jot na xëy na ñu bàyyi ba ñu dem julli ba ñëw ñu delluwaat ci waxtaan wi incha allah yal na yàlla nangu jaamu yàlla yi. ma àggale nuyoo bi rek Moussa Ciss ñu ngi lay nuyu ak sa équipe bi nga àndal ci village bi
muy Chérif muy Ndeye Fatou Ciss muy Ibrahima Seck ak ñeneen ñi ngay liggéeyal ci dëkk bi ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm damay wax ci ñaar rek muy discours Seck bii li mu wax ak am na benn soxna soo xam ne dafa wax fii léegi avant muy wax la muy wax mu dugg ma lool ma kontaan ci lool la tax ma kontaan ci ba mu dugg ma mooy dafa mel ne ba ñuy defar suñu programme dafa bokk ci ñi ko doon defar ndax loolu mooy programme mu DG monsieur le maire Mamadou Faye soxna si laal ko lool muy benn dafa wax problème mu ndox damay faral di wax nit ñi ne maa ngi fàtt sax balaa may dugg dañuy jéggalu dama ne woon balaa may dugg ci dara damay jéggalu ba pare ndax Seck yow yaa ko wax balaa may mën a wax ñu jéggalu ci yéen ndax Thierno Diagne équipe bii bare na ñi nga xam ne ñun ñii ñoo taxawoon wan leen ko ngeen nangul ñu fal ko la ñu doon xaar ci moom gisuñu ko ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax loolu nee naa fu ñu dem rek ci équipe bi ñun ñi ànd fii nañ ci jéggalu ñi ànd ak moom nag nañu ànd ak moom waaye li may ñaan mooy gis nga da ngay dugg ci kër nga gis ñoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay nga gis ñoo xam ne ñoo bokk même famille ñii far fii ñii far fii bu ñu waxante lu ñaaw waaye nag nañu fexe ba nga xam ne la ñuy wax nit ñi ku nekk la ngay wax nit ñi mën la déglu ba xam ndax yow mii li ngay wax mën nañu ci ànd wala mënuñu ci ànd ñun nag ñu ngi jégalu bu baax Seck ndax Thierno Diagne DG mii ñu teg tey bokk na ci ñi ko faloon ak ñun ñii muy ñoom Mbaye Seck muy ñoom Diawoye muy ñoom Moussa Touré ñun non pas Diawoye astafirullah muy maire Omar Seck donc ñun ñooñu ñoo àndoon ak moom tey ànduñu ak moom xam nga ñun damay faral di wax ne gis nga boo xoolee ñun ña àndoon ak Ousmane ñoo ñëpp àndoon nañu fekk Ousmane ba Ousmane liggéeyul ñun ñooñu dañu xam ne Ousmane liggéeyul ñu am yaakaar parce que doomu aadama yaakaar lay am ñu am yaakaar ci Thierno ñëw wan ko suñuy mbokk ñu falal ñu ko bañ ko falee yaakaar ba ñu amoon yàqeeku ñun itam ñu ba ko fa DG mii ba mu ñëwee wax te ñu àndoon ñun ñu xam ko mu am ni ñu waxee ak moom ni ko Moussa Ciss waxee ñu nangul ko te itam nar a topp ci moom gunge ko ba nga xam ne bu soobee yàlla li ñu yaakaar ci moom ñu ñaan yàlla bu yaakaar yàqeeku ndaw si laa wax ne bi muy wax sànq li mu doon wax dama mel ne suñu programme da koo dégg ma ne may wax nit ñi ne gis nga ndox mii ngeen di wax ñun la metti ba nga xam ne ndox forage bi mën na nekk fii Sindia ba ñu gasee forage bi dañu cotiser woon waa Kignaabour 1 Kignaabour 2 Soro Xasab booba ñun ñu ngi fii booba maa ngi doog a commencé politique xëy na ñu bare xëy na xamuñu ko woon ñu cotiser loo ñëpp 100 francs ne forage bi dina ñëw forage bi toog lu yàgg ñëwul ba Ousmane ñëwee mu indi ndox mi ñu ngi ko ci sax xaw a sant nañ ko sax ndax indi woon na robinet même bu dee indiwu ko ba Kignaabour 2 am nañu lijjante ba mu ñëw waaye moom moo ko jëlee Kignaabour 2 yóbbu ko Kignaabour 1 moom Ousmane waaye ba ñëwee ak Thierno dañu bëggoon mu def lu raw loolu waaye mënuñu koo am ci moom bu leen defee ne waxuñu ci de dañ cee wax ba son xam ne mënatuñu ànd ak moom looloo waral ñu ba ko nit ki nag bu dee yow ànd ak moom nga bëgg lii di ko wax ci lii mënul dégg loolu mooy li ñu DG wax ci moom dafa newoon ba ma ñëwee ma jox ko projet ma woo ko mënuma koo jot ma woo ko mënuma koo jot dama bàyyi ba heure bii tey ma ñëw ci nit ñi ne leen nag la ma joxe woon dama bëgg a waxtaan ak yéen ñi nga xam ne mën nañu ànd ak man ñu ànd ak man ñu jël ko dem liggéey la nga xam ne moom la ñu mébétoon ba ñuy fal Thierno Diagne kon loolu ñu ngi ciy jéggalu xam nañ ne am na erreur doomu aadama nag mënut a xam nit te Seck ma ne bu ma duggee ci sa wax dama ne li ngay wax léegi moom lay tubaab di wax un cri de cœur am nga lu la metti waaye nag doomu aadama yàlla da koy teg nattu li nga wax yëpp nga wax ci ñun d'accord nañ ci ñu ngi jéggalu ci yéen waaye gis nga
da nga wax ñaari point ci monsieur le maire Thierno Diagne dañ koy jox respect ba léegi da nga wax ñaar yoo xam ne mu ngi ci moom bokk na ci li gën a tax ñun ñu ba ko benn dañ ko xaare woon jafewu ko du liggéeykat ñaar dama koy wax ci kaw dafa mel ne yeggul nit xam nga li tax ma wax ko yow yaa ko wax yaa ne ñaata dëj fi am mosu leen ko gis dañuy rus ñun ndax yore suñu maire dëj am ci commune bi ñu gis yeneen maire yoo xam ne ñu ngi dëkk ci yeneen commune ñëw yendox ñun ci dëj bi te ñun duñu ko gis ngeen defe ne metti wuñu metti nañu wax nañu ci mënuñu ci dara bu ñu àggee ci cappaandaw ga nag ñu ba ko mu demal boppam ñi mën na ànd ak moom ñi mënta ànd ak moom dem seen yoon wooti fu ñuy ànd dem fa. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Kignaabour yëpp seen tur ak seen sant di yëkkati nuyoo bu am solo teg ko ci loxo imam ak chef de village ñu jottaleel ma ko notable dëkk bi yëpp di am kontante bu sori ci teew fii ci Kignaabour di remercier ñi organiser daje bi ak mobilisation di jéggalu aussi si yéex a ñëw bi président moo war a ñëw Diamniadio ginnaaw suba di wax ci mbiru pétrole ma bokk ci ñi war a wax ci mbir moomu moo taxoon ma suba gi yëpp ñu ngi woon Diamniadio du xool installation bi parce que réew mi yëpp la ñu invité institution yëpp pour jéem a wax ci mbiru pétrole bi ak ëllëg xaalisu pétrole bi ni ñu koy saytoo loolu la woon di ñëw ci ndaje bi surtout comme ni ma ko Daouda ak Moussa waxee suñu programme bon di jéggalu nit ñi si effectivement Thierno Diagne ci ñi ko wateloon jàppale woon bu mu falu ci la bokk bi ñu ñëwee en 2014 mag ñi dañuy waxtaan ak ñoom ñu xamal ne Ousmane Lo mi fi nekkoon nekk na fi 18 ans te defu fi dara ñu waxtaan ak mag ñi ñene jël leen koo xam ne tey bu toogee ci mairie bi di ngeen ko mën a jàppale man la woon ak Daouda Faye docteur Daouda Faye nekkee DG NDS bi ñu waxtaanee ñu ne bon Thierno Diagne peut-être mën na porter projet yooyu si lu ñu waxtaan jiital ko waxtaan ci lu bari ci projet yi ñu bëggoon taxawal ñu fal Thierno Diagne ñetti weer après ñu commencé liggéey ak moom boobu man li ma xalaatoon mooy former jigéen ñi ci mbirum fruits et légumes céréales couture teinture ak yooyu yëpp bu ñu leen former ba pare dem ci financement ma seeti FONGIP waxtaan ak Doudou Ka boobu moo yore FONGIP pendant ñaari at ñu waxtaan liggéey ci dossier bi ba mbootaayu jigéen yi nekkoon ci commune bi yëpp ñu listé leen def ndaje bu am solo académie bi nekk Guéréo bi ñu paree ci li ñu jëlee convention bi xam ne Thierno Diagne maire moo ko war a signé ak FONGIP financement bi 120 millions la woon pour commune bi yëpp mais Thierno Diagne jour bi mu waree signé dafa bañ a du ñëw Doudou Ka toog ba yaakaar naa 3 heures ma ànd ak moom ñëw fii si commune bi toog ba 3 heures ci ngoon mu ne mënatul toog di xaar day dem liggéey parce que kii bu bëggoon a signé heure bi waroon na ko fi fekk foofu la bàyyee signé wul moo xañ commune bi yëpp financement boo xam ne bu tax amoon tey dina jàpp jigéen ñu bari ci loolu. loolu nag weesagul fii mu nekk ñu ngi déjà ñu ngi taxaw di lijjanti financement avant élection yi parce que dama ne comme ñoo ko bokk ñun ñëpp mbiri élection warul tax ñuy liggéey rek dañuy liggéey pour askan wi. donc xaaruñu tey avec la DER commencé nañu discuter ci loolu te ñu ngi ñaan yàlla bu laa élection yi ñëw am financement yu génne bu ñu mën ci jàppale jigéen ñi ak xale yi. bi ñu ñëwee suñu programme comme ni ko ñoom Daouda waxee dañu ne daal suñu ñëwee mbiru suuf si la ñu njëkk a réglé dëkk boo dem ci commune bi am nañu problème suuf bu am solo te coowal suuf de dem na ba nit ñi xamatuñu fu ñuy teg seen tànk te xawal nañu yoo xam ne bu ñu ñëwee dinañu régler définitivement problème suuf ci lii litige dinañ ko lijjante bu mu leer ñu régler ko lii dul litige dinañu fexe ba suuf si jaar yoon
loolu moom lu ñuy régler rapidement la te xool aussi dëkk bu nekk dëkk yi dañuy màgg xale yi dañuy soxla kër foofu ñu xool lu muy yombe ci xale yi boo demee Guéréo tey parcelle 1,5 million la jëm kaw xale bu liggéeyal doo mën a am parcelle. donc yooyu dafa am programme boo xam ne foog ñu tëral ko jàppale nit ñi nit mënul dëkk ci dëkk ba pare maamam am fa suuf baayam doon na suuf si moom mu war a doon na suuf si mënu fa am kër mënul du yoon. ñaareel bi mooy jëm ci am ni ñu koy waxee wax naa ci financement yi bu soobee yàlla bëgg nañu avant élection yi sax financement yi taxaw mbiru ndox mi dañu bëgg fi ñu dem ci joor gi fépp ba Guéréo problème mu ndox moo am forage yi fi nekk dans les années 78 80 la yi leen foore woon boo ko xool forage bu ci nekk ëppal na 30 ans forage bu amee ñaar fukki at ak juróom day yàqu parce que ci biir am na ay weñ yu ñuy wàcc pour téye suuf si weñ yu yëpp dañuy yàqu bu ko defee ni ndox mi daan ñëwee du ñëwee noonu dañu bëgg ci ñu programme te forage boo koy wan ñeent wala juróom lay doon duñu bëgg suñu programme ñaari at yi jëkk ñu régler problème suuf problème ndox mi yëpp ci biir commune bi dëkk bu nekk am forage am wala am ndox moo xam ne dina doy pour ñëpp wax naa que di barka Dembo Ndiaye forage 25 millions lay jar équipé 25 millions mairie bi bu ñu ko yoree normal war na génn 1 milliard ak lu teg boo jëlee 100 millions wala 200 millions diñ ci mën a def au moins 8 forages waaw donc du loo xam ne dañuy wax pour nax nit ñi déedéet lu mën a ne la boo defee ci commune bi lu mat 8 forages di nga mën a alimenter ndox population bi yëpp te incha allah ci ñaari at yu jëkk yi dañu koy def bii ci tegu mooy xale yi dëkk boo dem am na problème mu jàng ak problème mu débouché ak emploi pour xale yi Sénégal ni njàng mi demee da ngay dem ba université doo am métier da ngay jàng ci lycée ba dem ba université doo am métier dañu bëgg a dès le bas âge jox xale yi ay options yoo xam ne dinañu mën a am ay métier boo defee centre de formation d'apprentissage pour le bas âge de 12 ans à 15 ans 17 ans xale bi bu jàngatul mën na dem foofu ñun ñooy tabax mairie bi mooy tabax ci dëkk bu nekk ay ateliers yoo xam ne menuiserie mécanique électricité peinture yëpp yoo xam ne ñoo xam ne seen xam-xam ci loolu la màcc ñëw nekk fa di jàngal xale yi mairie bi moo leen di fay bu boobaa xale yi ku ci jàng bu juróom-benni weer ba at lu mu bon bon di nga am métier boo xam ne boo génnee di nga liggéey te loolu dañu koy jàppale xale yi xam ne seen jàng soroyul wala dañuy dem ba ci biir mënatuñu continuer xale yi jàng université moom la wax naa ko démb étudiants yi nekk ci biir commune Sindia seen jàng Dakar ak université yi nekk Sénégal yëpp dafa sooxe pour lenn rek fu ñu nekk amul benn appui boo xam ne maire bi daf koy def pour soutenir les étudiants ne serait-ce que logement wala ticket restaurant loolu nag dañu ciy liggéey yàgg naa ci juróomi at yi passé jàkkaarloo ak étudiants yi di wax ak ñoom ci loolu seeni problème yëpp dëgg la mënuñu def lépp mais dinañu leen jàppale ba xam ne les meilleurs vont réussir te les meilleurs ku ci nekk dinañu fexe ba am bourse bu ñu la jàppalee wàññi sa coono ci jàng bi waaw bii ci tegu aussi mooy dañu bëgg ñuy jàng ba niveau bac jëm kaw def benn centre de formation fii ci Sindia boo xam ne métiers yi day dem ci aéroport port ak yeneen métiers yoo xam ne ci mbay lay doon bi ñu demee Dior waxtaan nañu ko ci séance yu bari mooy dañu bëgg des domaines agricoles communautaires yoo xam ne diñ koy waxati mbay mu bees mbay moderne la ñu fay def boo xam ne day yaatu suufi jàmbur si duñu ko laal ku ci bëgg a bokk da ngay jël sa suuf boole mu doon contribution ci projet bi fermage lay doon bu ñu boolee suuf su yaatu ñu seeti ay investisseurs jël ay moyens fexe mbéy moo xam ne dañ koy irriguer toute l'année muy mbéy moo xam ne jigéen ñi dañuy mën ci liggéey ñii dëkk ci dëkk yi danañ ci mën a liggéey te ñii moom suuf si bu ñu jaayee ba pare dañu am seen wàll
ëllëg bu projet bi jeexee ñu delloowaat leen seen suuf loolu moom projet yu bëgg a taxawal la fii te xam nañu ne pour jàppale zone bi foog nga taxawal projet yu mel noonu te projet yooyu boo ci taxawalee comme 300 hectares mooy tool bi am côté Ndingler Djilakh 300 hectares yooyu di nga mën a liggéeyloo au moins 1500 ba 2000 personnes yoo xam ne dañuy xëy di wàcce ci tool yi dafay génne di meññanteef jigéen ñi mën nañ comme dañuy def formation fruits et légumes mën nañu am ay produits yoo xam ne dañu ko mën a transformer liggéey ci am leneen lu ñu jàpp ñoom tamit boo amee ñett ci commune bii wala ñeent ci commune Sindia bii économie Sindia bi yëpp mooy changé donc maire bi day participer financiers yi ñi am xaalis dañuy participer borom tool yi dañuy participer mais moom téyelale seen suuf projet bu leer lay doon duñ ci nax kenn te li ma leen di wax nii def nañu ko fii Morolan tey léegi bii mooy ñëw laa dégg ne def nañu ko fële ci zone lac de Guiers donc loo xam ne bulet la ci Sénégal donc ñun danañuy dem xool ñooñu lu ñuy liggéeyee jàng ci ñoom indi ko fii appliqué ko wasalaam